BICIC SA Sénégal, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Sénégal, moo leen di may l'œil du tigre. jaa ngeen jëf ci déglu bi ak seetaan bi am nañu mbégte ak bànneex dellusiwaat ak yéen nañu ko baaxoo def ak yéen àjjuma bu jot ci waxtu wi nuyu leen sargal leen bàyyi leen xel bu baax a baax waaye nag du ma ci wét benn yoon ndax nag dama ci ànd ak sama consultant qualité di Moustapha Gueye ñu koy nuyu di ko sargal di ko ziar bu baax a baax. di leen nuyu bu baax Mati di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu àdduna bi yëpp di wax ñëpp asalaamaaleykum ci barke weeru gàmm gii nga xamante ne moom lañ jógee. ci leen di nuyu sargal leen bàyyi leen xel bu baax a baax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci dëkk yu sell yooyu la dañu seetaan di bàyyi xel bu baax a baax Télé Futurs Médias nag fas yéen nag yéen ñu ànd ak yéen ci seen émission bi nga xam ne nag moom moo di l'œil du tigre tey nag Moustapha sunu sommaire dañ ci am li nga xam ne moo di jëlli bi am ci li nga xam ne moo di affiche am ci li nga xam ne moo di Leewtoo am ci allo docteur comme nañu ko daan faral defee ak yéen àjjuma bu jot am ci li nga xam ne moom moo di sunu zapping am ci li nga xam ne moo di ancien gloire yi ci kanam tuuti moom Moustapha dinañu wax kan la ñuy waxtaane tey ji ci ancien gloire yi am na nag lu ñu digoon am ci li nga xam ne it moo di maye te nag xam nga ni pour nag ñu dem reetaan tuuti daal di dellu si waat ànd ak yéen ci statistique tey ak nga xam ne moo di Iba Kane comme ni ñu ko daan faral def ak yéen àjjuma bu jot soo ko jàll ci li nga xam ne moo di revue de presse pour tëj waaye laa tàlloo ñu sargalan bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw ñu bàyyi leen ñu am na ñu def dellu si waat ak yéen. comme ni ñu leen ko waxee woon nag ca ndorteel ga ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di jëli bi nag tey Moustapha dañ ci am ki nga xam ne moo di Koña mi nga xam ne bii passé moom la ñu décortiqué woon waaye bi yoon mu am ci Koña ak nga xam ne moo di wulli numéro 2 ñu bëri woon bëri bu yàgg tamit ci nag waaye nag tey jii Bécaye Mbaye moo ñu jël suñu micro TFM kon ñu ànd ak yéen dem seetaan di ko laata suñu consultant di ñu ko décortiqué. mbokk yi Koña moo féete seen ndijoor wulli 2 moo féete seen càmmoñ Koña mi ngi nekk ci écurie école de lutte Habib Ndiaye di champion bu mag Habib xanaa xam ngeen ko entraîneur la Habib ubbi na centre boo xamante ne nii salle di ci entraîné xare bari na ay njàmbaar ci wàllu bëre yoo xamante ci Habib lan ne bari na ay anciens lutteurs yoo xam ne jaaroon nañ ci ay loxoom xanaa seen xel dem na keroog ba Mbaye Guèye di jëkk bëreeg Robert Diouf ci stade Demba Diop keroog Habib a jiitu moo tax tey ji bu ubbee école de lutte wàcc na. damay sarax waa RFM rek reporter leen bii ndeysaan Medoune mi yor caméra bi xol bi sedd na xam na ni lii nag cosaan la as Bécaye xam nga ni maa ngi Medoune yaag Medoune yàgg ngeen lool laay la ndeysaan sama xel dem na ci Mansour sama xel dem na ci Mao man a xale yooyu on a fait feu et flamme bu lamb tollee fii amoon nañ ci cër ndeysaan xale yi am ci wàllu wu rëy ba tey jii ñu ngi koy liggéey jërë ngeen jëf waaye li yëpp pour dimbali leen la rek. maa ngi ci sama alpulaar bi rek Alaaji Njaay kenn du moom kenn du dem mu des damay dimbali ñii rek. Koña ak wulli combat bi yeex na wulli doon na dóor waaye Koña xajal na ko. ci kanam tuuti di ngeen seetaan Laye Pythagore moom it war a bëreeg Farouz combat la Laye Pythagore defal nank ci boobu xale Farouz jàmbaan nga mën ngaa bëri te gis nañ la jël bi nga daan général waaye Farouz mooy xale bi nga xam ne amul fu muy taxaw day wax rek ku ñëw ci moom freiné loolu la wax. Koña wulli dóor na waaye dalul ndeysaan tey lamb ji lu ne ngi fi Thione Ballago ngi nii borom way wuréy waa ngi ndaanaan bi àndoon ak Ablaye Mbuuba ngi nii ndaanaan bi nga xam ne moo ubbi woon ensemble traditionnel ca la waye woon jigéen ca la wayoon doom ca la waye woon dëj ca la waye woon sàngara bu bon bi lépp loo xamante ni dañ koy aaye Thione way na ko Thione way na àdduna ndeysaan maak Thione ak Yékini àndoon Paris ñoom ñaar songoonam bu léegi door ci suuf Koña téye na loxo bi wuli bëgg naa door Koña bañ na
dañuy songoowaat waaye dinañ xeex doog a songoo day daanu na Wouly daanu na xeex bee ko réeral waroo woon a xeex ba baaxul comme ni leen ko waxee woon. téye ñaar loxo mi yéen tam sur le plat benn loxo mu téye Wouly wàcc fekk ci wul kii nga xamante ne moom mooy Wouly 2 mu noyyi werante. jaajëfal ko bu baax a baax Moustapha Gueye kon nag loolu la ñu décortiquer tey bu ñu xoolee semaine bële passé Koña la ñu décortiquer tey tamit Koña la ñu décortiquer booy xool Koña bi nga xam ne moo bëree bërki dem ak nga xam ne moo di Diène Kaïré xool Koña bi nga xam ne tey ji moo bëri ak Wouly ñaari Koña la yoo xam ni que ni mën nga ne Koña bi est-ce que moo nekk Koña bi parce que dafa yokk ci digganteem ak Diène Kaïré. oui gars yi ñu ngi posé wu question ci Koña état de forme bu indi ci combat contre Diène Kaïré donc ñun li ñu ko sañ a wax rek mooy bi mu indi fii ci contre Wouly moo gën fuuf. bi mu ci contre Diène Kaïré am mën a dem mën a dikk. dara du ko sonal. waa ji laal ko benn yoon te combat bu gudd lañ bëree mi ngi déplacé wu à gauche à droite mi ngi jam ku waa ji mi ngi génn loolu la ñuy wax. te boo dee xool waa ji moo ko ëpp gabari boo dee xool ci doole dafa mel ni waa ji moo ko ëpp doole. mais waa ji napp ko dong la bëggoon pour jàpp ko daan ko accepté wu loolu. c'est important loolu ci làmb moo tax catégorie de poids yeeg ëpp nit ki 15 kilos 20 kilos amul benn importance. amul ci kaw ci yow boo xamee ni ngay bëree. te donc Koña xam na ni mu bëree combat bi moo tax amul benn problème bu tëboon a jàppanteeg waa ji ku ne jàpp ñuy puusante doole peut-être moom mooy nekk perdant mais dafa jouer tactique bu baax a baax di ko jam di daw di jàpp loxo yi waaye di ko jàpp ba ni mu ko dóoree ku fatal bu ko dal mu terte daan xool ni mu toll ak ku mu dóor. ñaari crochet la ko dóor fu ko njëkk a dóor benn crochet mu titubé mu delluwaat benn deuxième crochet mu xaw a presque pratiquement kaw mu daw dab ko fekk ko fa. xam nga ni mu doxee ci kaw waa ji dafa mel ni Diène Kaïré tamit noonu la doxee ci kawam. exactement moo tax combat yi dañuy wuute. dañ naan xale yi dañuy bëri seen kër bii passé Diène Kaïré dafa bëri këram. ñëw appliqué. muy moom. bii tamit booy xool kii dafa bëri këram ñëw àggale bi moom ñaari combat yi wuute lañu forme état physique yi bokkuñu. Koña booy xool combat bi passé contre Diène Kaïré xaw a jël benn masse ba arrangé wu ko xam naa bu tëddee bëgg di ne non man lan moo tax ma yokk newuñu ko nag dafa yokk mbaa dafa jëli mbaa daa wuti mais gis nañu daal forme physique bi mu amee bii saison yee passé ak bi mu am ci saison bii vraiment am na différence donc nag suñu conseil mooy suñu jarbaat la suñu doom la te gis nañ ko bari nañu ko bëgg trop parce que lu tax gars yi gën a bëgg Kaña mooy mbër mu xees moo raar ci làmb ji fukki at yu nekk benn mbër bu xeesee feeñ mati maa ngi wax ak yow léegi nga ne fukki at yu ne benn mbër bu xees fukki at yu passé ban mbër bu xees moo fi nekkoon mbër yu xees bon gis nga Ousa Sow waaw mbër mu xees la woon mais boo dee xool ki nga xam ne moo di Koña bu la wanee ginnaaw ñun ñi nga xam ne xam nañ Ousa baax a baax yaroon dañoo moom sa xel yëpp ci Ousa lay dem presque benn lañu parce que moom mooy fàttali keroog bi Ousa dañ taxaw ak Jules Baldé gis nga mbër yu xees yi dañuy di feere di ñëw ñuy fàttali ko ay benn mbër bu tuddoon bala bu puut ci ay temps de bëre ñoom Mbaye Siis bari na ay mbër yoo xamante ne ay génération ñoom Mbaye Gueye ay mbër yu xees mbër bu xees daal dañ naan mbër bu xees daal man am na ñoo xam ne dañ naan taawu mbër bu xees Koña ko jàppale mu dem mbër bu dëgër la mbër bu bien la je pense que ñu koy souhaiter aussi bonne chance pour le reste de sa carrière d'accord bonne chance ñu koy bàyyi xel bu baax a baax léeg li ñuy def moo di xooli affiche ak ki nga xam ne moo di Forza nag ak Khadim Ndiaye dañuy sargal bu baax a baax waa Mandela Wrestling production yi nga xam ne nag ñoo tëgg combat bu mag boobule di 1er mars di combat boo xam ne nag man damay bokk ci biir parce que nag boo nee mars ne weeru jigéen ñi dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatu mois de mars mooy waaw xam nga waaw weeru jigéen ñi la rawatina 8 mars mais bu ñu nee 1er mars mel na ne anticipé na li nga xam ne moo di 8 mars bisub jigéen ñi la te jigéen lañ ko tuddee kon foog ñu ñëw si ci kanam a kanam ñu dem xooli seen affiche dellu si waat ak yéen suñu plateau jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci sunu ginnaaw gis ngeen nag loolu le mooy bande annonce bi nga xam ne moom mooy joxe mbër làmb ji nga xam ne moom mooy Forza ak ki nga xam ne moo di Khadim Ndiaye numéro 2 Moustapha lan nga may wax ci Forza mi nga xam ni turam maanaam dafa siiw ci làmb ji mais bëriwul i combat ndax juróom benn combat rek la am muy 6 moom Forza 6 combat la am waaw am na ki 2 défaites suma juumul. waaw 2 défaites 4 victoires 4 victoires. waaw déjà c'est peu. Pakala moo ko fi daan ak ki nga xam ne rek moom moo di Jordan. Jordan exactement. mu daan kan mu daan ki nga xam ne moom moo di Maîtrise. daan ki nga xam ne moo di. Modou Awatine. daan ki nga xam ne moo di Ablaye Wade mbër bi nga xam ni Ablaye Wade ñëpp xam nañ ko ay Ablaye Wade mbër it ñëpp xam nañ ko. bëri na daal ay combat yu mu fi def waaye daal bëriwul noonu nit te ba ñu mën koo lim yenn lim yi mu di juróom-benn combat. c'est vrai dañu sañ wax rek ne que Forza espoir bi ñu porté woon ci moom yaakaar bi làmb amoon ci moom waxuma Fass
parce que mbër moom bu génnee ci làmb ñëpp am ci moom yaakaar. yaakaar boobu àggu fa defagu ko jëfagu ko daal ci gàttal. te ne dañu làmb problème individualité la yaay jëfal sa bopp ñëpp gis mun nañ laa ngemb mun nañ laa sotti saafara mun nañ laa entraîner mais bi ci gën a wóor moom mooy ngay liggéey boo xamante ne di bëre conscience tranquille di bëre pour am victoire ku ne yaa defal sa bopp mbër. dañ laa mën a jàppale mais est-ce que du blessure yi ñoo ko tardel ci làmb tamit. blessure yi benn blessure la mooy bi mu blessé avant muy bëri pakala jóge fa bëri pakala bu mu fa jógee wér na nag quand même ñëw bëri encore. mais est-ce que temps bi mu toogul temps bi mu toog exactement loolu temps de manque de compétition. li ko dal dafa xaw a dal mbër muy bëri na mbër mi gaañuwul mais fa manque compétition. mais it ay combat boo dee xool moom mooy mën mais naagu moo koy daan. exactement en fait booy xool Forza son défaut bi gën a mag mooy xoolal combat ak pakala. comme ci bëri parce que ñëpp dañu yaakaaroon que ni tey jii moom moo yóbbu combat bi. mais dañuy wax bëre dóor. te moom day dóor rek te du bëre. te pourtant nag Forza ñi ko xam ba xam ko dëgg-dëgg il a été passionné équipe nationale. voyagé na indi ñaari médaille d'or équipe nationale donc mën na bëri traditionnel nekk na finaliste aussi. drapeau chef de l'État 2008 mais bu ñëwee ci lamb gi nag dafay yaakaar ne lamb ji amul bëri dóor rek la am non da nga war a ñëw dóor. soo waree dóor bëri soo waree bëri. donc def na ay bêtises ci combat yu mujj yi mook Pakala ñëpp reproché nañ ko mook Jordan aussi kenn reproché ko nag parce que dafa ñëw di bëri. mook Jordan moom lañ lay wan ni doon na ko dóor yu métti waaye waa ji bëri ci kaw bëri bi nag. non dóor yi sax ko waa ji daa bëri ci kaw bëri bi daan ko jël bu rëy nag vraiment bu kenn mënut a warante léegi nag Forza lan la wax a defaat dañu war a wax pour dire soit bokk ci gars yi parce que tamit il faut voir que ne ku nekk ci keppaaru Gris Bordeaux nekk ci bu Papa Sow nekk ci bu Lac Rose nekk ci Bruce Lee nekk ci ay mor ñoo xamante ne yéen a bokk génération dañu war a gis nag ba pare bëre drapeau chef de l'État da nga war a gis ne yow da nga war a ñëw ci prouver mais espérons que après combat bi mu jëm ci diggante ma Khadim Ndiaye numéro 2 moo koy may peut-être moom élan wu ubbeeku dem bokk dans la cour des grands parce que tamit jëmm ji mata na ko macha allah doole ji mata na ko macha allah encadrement mata na ko tamit bëri mata na ko. waaye nag Khadim Ndiaye mi muy bëreel miin na Fass de. ndax nag bëri na ak Ousa Sow bëri na ak ki nga xam ne moo di Bruce Lee. man ak Gris Bordeaux. buñ may laaj Khadim Ndiaye ci boppam. caaro yi moo laaj ban bëri foroon génn sama xel ci Khadim Ndiaye la mos di jàpp. parce que dafa mës a mën a bëre ñi mu daan tamit ay valeur la daan. su lay dop daan na ko ñaari yoon. imagine toi su lay dop ko daan ñaari yoon mi nga xam ne tey jii. Jos le grand champion mu daan ko ak nga xam ne moo di Guy gi. Rock Mbalax le champion pencum Dakar. waaw. bëri na Gris Bordeaux aussi. combat bu neex bu yàgg ci stade bu mag ba Iba Diop. te nekkul nag. mais daan na Ousa Sow te Ousa ku xam-xam ni mbër la imagine toi ñi ko daan aussi ay valeur lañu moom tamit. combat mag Malick Niang ba tey nag nekk combat boo xamante ne dafa mais combat boobu leeragul ba tey de. en fait leeragul leer na moom mooy victoire bi c'est pour Malick Niang mais il faut dire que ne combat ba ñu bëree combat day am ci làmb ñaari mbër bëre. mais du combat boobu kese de parce que moom Bruce Lee tamit loolu moo ci xewoon. ba tey ay combat yi jaxasoo loolu mooy ku mbër mën a bëre mooy am problème yooyu soo mënee bëre say jël day bari loomaatoo kii moo daan ak kii daanul yu mel noonu moom Malick Niang situation wu daan la nekkoon moom ñaan am na 4 appuis amul 4 appuis Malick Niang génn féete ko situation ba ko waa ji féete woon donc loolu moo koy jël defetam boobu moom Bruce Lee action ba compliqué na te jaxasoo parce que c'est une technique boo xamante ne c'est extraordinaire bu jógee yaakaar na ne daa moo daan mais malheureusement dañ ko daanoon waaye léegi nag moom yaakaar bi nga xamante ne dañ ko amoon ci Forza waa Fass yaakaar bi nga ci Forza boobu yaakaar la caaro yi am ci ki nga xamante ne moom mooy Khadim Ndiaye parce que war nañu ko ci làmb ji ci wàllu bëre ci wàllu xarañ mais dafa am problème mu manque de compétition dafay gëj a bëre boo xoolee ñetti at yi yëpp Khadim Ndiaye boo wàññee combat am benn lay nekk wala ñaar loolu nag du tax nga nekk mbër. mais lu tax est-ce que du la maanaam gars yi ñoo nanguwul jël combat exactement day am problème adversaire parce que ñi muy bëgg a bëreel war a bëre ak ñoom dañ koy xeeb di ko gedd donc dina obligé bëri ji sax moom ak ñoo xam ne warta bëri ak ñoom. waaye nag jàppale ni drapeau boobu ñu ngi ko dippee ki nga xam ne moo di Nafissatou Diop Cissé di la grande dame di nag nit ku baax koo xam ne nag kenn dootul natable li nga xam ne rek liggéey na ko ci Sénégal ak li ko wër daan ci ñëwaat lu gën a yaatu di nag drapeau bi nga xam ne le 1er mars la ñu koy bëri ànd ak yow ak nag sunu gan tey sunu gan nag nekk sunu gan sunu xarit di Modou Diagne Fada tey moom la ñuy dalal ci li nga xam ne moom moo di Leewtoo ñu nuyu ko sargal ko bu baax a baax aywa ñu dem. Modou Diagne Fada, président groupe parlementaire des libéraux et démocrates. waaw mos naa assister benn combat de lutte ndax am na daal dañ ma sax tuddee drapeau de la jeunesse man may ki nga xam ne maa ko njëkk parrainé te suñu mbokku kajoor daan ko tëgg muy mu ñang production bu dul loolu yi tamit mus naa dem si làmb yu nga xam ne ay
commerçant yu nekk Sandaga ñoom ko tudde woon wala boog léeg-léeg may dem stade wala stadium ngir seetaan làmb. violence yi nekk na lu nga xam ne lu doy waar la jàpp naa ne sport du pour xeexoo du pour xuloo du pour saagante du pour gaañante wante sport ngir dëppale xol la ngir boole nit ñi ñu ànd nekk benn la ngir yi tamit yokk diggante yi la yokk mbokk gi nit dina tasanteeg nit stade mu nekk supporter kenn nekk supporter mu nekk supporter benn mbër kenn ki nekk supporter benn mbër ñuy chambrante ñuy tooñante dama dem ba nekk ay xarit di dem di seetante ba sax turandoo mën cee génn nit yi tamit dina bokk ci benn écurie keneen bokk ci benn écurie ñu dem ba teraanga ju mel noonu dox seen diggante donc mbirum làmb en particulier sport ci boppam ci lu ko gën a li mu gën a yaatoo ngir boole xol yi la mboole xel yi la donc war nañu def tout pour moytu ci violence. ànd naa ci ñu tabax arène moom ndax loolu projet bu fa yàgg la wax naa assemblée nationale fekk premier ministre dafa ñëwoon ne dina jéem a waxtaan ak ñëpp ngir ñu am consensus ci fi nga xam ne fi la ñu war a def arène bi keroog ba ministre des sports ñëwee ñuy voté budget ma ne ko monsieur le ministre su fekkente ne yaa ngi xaar consensus arène bi moom du taxaw ndax nag nit ñi moom mun ñu bokk xel bokk xalaat jublu benn place mais yow mi état nag yaa war a natt xool su ma ko defee fii lu muy jëriñ lu muy jëriñ réew mi ak lu muy wàññi su ma ko defee fee lu muy jëriñ réew mi ak lu muy wàññi nga xool fi ci intérêt réew mi nekk fi nga xam ne fi la intérêt réew mi gën a ëppee nga jël sa décision dogal foofa. xam nga organisme moom yàlla moo ko organiser boppam man jàng naa tuuti biologie xam naa wàllu organisme ni muy doxee yàlla moo ko organiser boppam natal ko boppam kenn ku nekk ak ca waajur ya nga jógee gène ya nga xam ne moom nga fay jëlee chromosome ya nañuy développer ba nga nekk benn organisme bu nga xam ne ordinateur nga bu yàlla di régleel boppam ak yooyu tamit ñu lay sant ne la soo bëggee def nii defal sport wala boo bëggee def nii lekkal fruit sàngam wala lekkal légume sàngam wala moytul lu am dëwlin moytul lu am suukar su bari moytul lu am nangam ak nangam yooyu docteur yi nga xam ne wax nañ leen ko sàmmonte ak moom di ko moytu ngir am wér-gu-yaram. bon daaw dégg naa ay combat yu neex at mi ñu génn vraiment ay choc yu nga xam ne jàpp naa ne ñëpp apprécier nañ leen ay te daanaka làmb yi tamit li ci ëpp yëpp dafa am jël yu nga xam ne jël yu rafet la jël yu nit yi di fàttaliku donc li ñuy ñaan aussi mooy at mii ñuy dugg combat yi neex ndax combat yi neex ci la amateurs yi di kontaane combat yu àgg ci la amateurs yi di kontaane mais combat yu bari yi tamit ci la mbër yi di mën a développer seen business alors donc ñu ngi leen di ñaanal combat yu bari. jaajëfal ko bu baax a baax kooku di Modou Diagne Fada moom nag la ñu àndaloon ci li nga xam ne moom moo di Leewtoo sargalaat bu baax a baax nag ndax nag sa soppe la sa xarit la yóbbante na la nuyoo bu baax. maa ngi koy nuyu bu baax moo tax Modou Diagne di ko souhaiter wax bon courage. une belle carrière encore. ñu koy bàyyi xel borom Daaru Musti moom lañ seeti woon foofu nga xam ne moo di këram ci Leewtoo ànd ak yéen ci allo docteur tey dañuy àndalaat ba tey ki nga xam ne rek moo di professeur Moussa Seydi ànd ak moom ci li nga xam ne rek tey ji mooy IST dellusiwaat ak yéen ci suñu plateau. tey nag dañuy waxtaanee infection sexuellement transmissible moom la ñuy wax ci wolof feebaru néegu sëy feebar yooyu dafa bëri déjà xam nañ ne am na 340 millions de cas dans le monde te compté boolewuma ci nag hépatite B bi nga xam ne mun na ko nekk mun na ko ñàkk a nekk ci infection sexuellement transmissible yooyu dafa bëri ay façon moo tax pour yombal waxtaan bi
dama ko classé ci ñaari fànn feebar yi nga xam ne dafay indi góom ak feebar yi nga xam ne du indi góom mais nit ki ci kanamam dafa am luy génn lu mel ni dëtt yi indi góom biñ ci gën a xam mooy bu ñuy wax syphilis day indi benn góom boo xam ne du metti looloo tax nit ki mun na ko am ba mu indi lor yu rëy te fekk du dem seeti docteur dafay indi góom boo xam ne it góom bu du xóot lool te góom bu set lay nekk du am dëtt du am leneen soo ko laalee nii si reboori góom bi day dëgër mel ni comme genre carton góom boobu ñu faj ko ak ñu ñàkk ko faj yépp su demee ba ci kanam dafay wéral boppam après jàll feneen indi genre càqaar indi it ay feebar ci der bi ci làmmiñ bi ak feneen ci yaram su jógee foofu dina dem 20 ans après léeg-léeg mu yàq yuur bi nit ki sax mun na léeg-léeg mel ni ku tàggoog sagoom ñu ne xëy na dafa dof walla leen fekk feebar bi mu amoon bu mu nekkee xale la mu 20 ans après mu indil ko loolu mun na yàq xol bi da nga xam ne aorte bi fi deret bi ji di jaar sidit bu mag bi yàq ko ba nga xam ne il faut ñu opérer loolu ñu changer ko donc feebar la bi nga xam ne fi muy commencer xam nañ ko waaye fi mu yegg xamuñ ko. jaajëfal ko bu baax a baax docteur wala professeur Moussa Seydi di kontaan ci moom bu baax a baax àndaat ak yéen ci li nga xam rek moom moo di sunu zapping nag tey jii ñu dem xooli lan lañ ñu indil comme nag sunu zapping. nuy sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na yàlla dolli jàmm ji fi nekk di ñaanal kilifa diine yi. Jokal bu Fatick la ñu jàkkaarloo Djily Mbaye bu Fass woon ñu ginnaaw laa ilaaha illallaah Djily Mbaye def ko teq ñu ànd dem ca suuf lu arbitre yi wax Djily Mbaye dafa teq tànk ba bës ko ñu ànd dem Jokal bu Fatick am na ndam Djily Mbaye moo teq waaye kon ñàkkul na nu yeggee ca suuf la combat baa ngi noonu. joxoon ndam Jokal bu Fatick. Et Granados qui continue. Attention. Ça peut partir des deux côtés, c'est terminé. ah Reug yoru na jàpp devanture bi Balla do moo yoru jàpp devanture Reug daan na ko Et on revoit le coup qui a envoyé ça le sort au tapis, c'est pas le plus jaajëfal leen bu baax a baax tey loolu lañ leen indiloon ci li nga xam ne moo di sunu zapping ñuy sargal ñi nga xam ne ñoo nekk sunu ginnaaw Moustapha tey nag damay ñëw ak yow dafa am loo ñu diggoon ajjuma bi passé ne dag ñu koy indil ci li nga xam ne moo di ancien gloire yi kan nga ñu indil tey.
maa ngi di indil suñu doyen sama maître Birahim Ndiaye mi nga xamante ne écurie Fass la gimmee écurie Fass la bëree jalooroom yëpp écurie Fass la ko defee doon mbër moo xamante ne guddul woon tam ba jaaxal ñëpp gàttul doon tam trop réyul woon tamit mosul nag ponkal fin de carrière am nag la xawoon na am tuuti yaram. xanaa kon moo la jàngal bëri ngemb. moo ma jàngal bëri mbéy te mosuma bëgg a bëri ngemb man sama bëri yëpp ndax gréco-romain dafa ma yàqoon ma nga xamante ne ci ay loxo laan bëri ay tànk ngemb jàmbur mosuma ko soxla laal mais dafa dama jum xamal ma ne ngemb sooy bëri ku la ëpp doole mbaa ko la jaaxal fexeel ba téye ki devanture ngemb ba waaye man ma am problème mu nag léegi moom mbër yi muy tàggat mu nekk ñoom Pape. mais balaa mbër yi maa ngi soog a xam li tax nga nekk champion parce que ku ci mel ni Birahim Ndiaye ak Mor Nguer Amadou Kati Diop ñooñu ko ñu seq tubaabu joor. exactement ku ñu seq Mbaye Guèye. dama amoon tous ces grands champions là sama kanam moo tax te mbër mi màgg bay doon mbër. bay mais ba pare nga doon leen déglu. mais bien sûr. xëy dama daan bëri ba pare. ca suba ga Amadou Kati Diop jaar kër ga ne mën nañ dem. dangay dem entraînement ama xale yi tey jii ku ci bëri daan bu subaa doo dem entraînement parce que yaa ngay fête sa victoire un mois doo leen gis non seulement doo leen gis mais doo leen dégg waaw c'est pas grave savourer seen victoire savourer seen victoire mais victoire lu gàtt la victoire booy xool li nga daj avant nga am victoire ak bi ngay bëree di daan combat day am 2 secondes 3 secondes maximum 5 minutes fekk yow préparé nga 4 mois donc soo paree nag 4 mois yooyu nga préparé woon ba am victoire u 5 secondes yooyu ci nga war a delluwaat nag. mais est-ce que yow ni nga ko doon faral di dégloo ay poulain ku ci mel ni Pape Mor Lo ku ci mel ni Saloum est-ce que ñooñu ñu ngi jëfandikoo la nga xam ne moom la Birahim Ndiaye daan def ci biir terrain bi. gëw ma ne ñu ngi koy def nag parce que bu ñu ko doon def ma gis ko benn yoon sax seen bëree ñoom dama gis ne ñoom ku ci nekk li neex ngay bëree gëm naa nag leen entraîné jox leen condition physique jox leen rapidité jox leen lépp li nga xamante ne mën na yóbbu ci làmb ji waaye dama leen di bëreloo ji est-ce que dañ ko bëree dina ma jaaxal trop ndax gisuma kenn ku ci sëq ngeen mu jàmbur déplacé wu gauche droite waaye ki suli wëq Birahim di ko daan bëree gisuma kenn ko daw coppat tànk jàmbur téye wañ mu bañ secret jàpp ngeen ba nag lan la secret jàpp ngeen ñaar la ko Birahim Ndiaye doon wone offensif défensif mooy lan bii su ma ko jàppee mooy dooma daan bii su ma ko jàppee mooy damay bëre défensif mooy nga sëq sa loxo à l'intérieur téye pour xëcc wala pour pousse offensif mooy nga def extérieur nii sëq sa loxo ci biir pour fàqat su li wëq wala pour jàpp tànk donc Birahim Ndiaye noonu lañu ko doon jàngale bu ko see jàpp sa ngemb nag ak noo toll nag kër fu ne du ko bàyyi mukk sa ngemb tas donc loolu avantage doon ci Birahim Ndiaye ak taille bi maamoon ak gabarit bi bu ñu fàttali ne mu bëri Manga 2 sa ngemb la jàpp ba Manga 2 matt ko parce que nangul ngemb la mu jàpp la bàyyiwul ba commencé combat bu commencé ba fa muy jeexee Ambroise Sarr jóge fraîchement champion d'Afrique nekk double champion d'Afrique jël médaille d'or en lutte olympique jël médaille d'or en lutte traditionnelle ba ñëw bëreeg Birahim Ndiaye 10 jours après ku jógee compétition def tournée mondiale presque dem nekk champion d'Afrique ñëw war a bëreeg Birahim Ndiaye da nga ko war a lem waaye Birahim Ndiaye doxaay loxo ba dugal ko jënd ngemb la dañoo bëree ba mu tas kon 45 minutes boobu làmb 45 minutes la balaa nga des kenn daanul pexe bu ne Birahim kii fexe na ko Birahim Ndiaye bloqué ko rek donc c'est-à-dire que ne yooyu xeetu bëre nag xale yi dañuy gis ñu jàppante ko ni sëq sa gaño morom ñuy puusante ki biijante di biijante ki génn saako jëma suba kenn du ci génn benn technique pour daan sa morom dëgg la donc nag di xool seen doyen yi nga xamante ne dañ faa jaar ba mu mokk rumbax ñu leen def loo gën def dafa am importance trop mati man yàlla xam na ne saa bu mu saan nekk ak mon coach mu génne benn répétition de prise du ma fa jógee te def mënuma ko non dama koy def bala may dem ak sama partenaire dama koy essayer di ko essayer ba kenn ma koy réussir moo tax su ma ko réussir à l'entraînement ñëpp a yuuxoondoo parce que nit ki bu lay jàngal li mu lay jàngal da nga ko war a tari dëgg la kon nag ñu ngi koy sargal bu baax a baax moom Birahim Ndiaye nga xam ne nag macha allah li mu def ci làmb kenn dootu ko naatable ñu koy nag jaale yaayam jooju nga xam ne génn na àdduna bu yàggul dara Birahim Ndiaye kon nag tey moom lañ doon waxtaanee ñu koy sargal di sargal njabootam yi nga xam ne ñoom itam ñu ngi woon ci kanamu télé bi doon ñu bàyyi xel bu baax a baax tey nag bu ñu jógee ci Birahim Ndiaye dañuy dem ci keneen ki nga xam ne man mooy sama maître sa maître nga jógee man ci sama maître laa jëm mu di El Hadj Abou Bilal Kouthia Samba Sine sama professeur man mooy sama professeur Sine àndaaru lem ñetti bekk suukar tey moom may defal li nga xam ne moo di sunu maye ñu ànd ak moom. bon man nag maa ngi jégalu quoi xam nga tolof day am quoi bon mbër moom boo daanoo di nga dégg lu ne mais dafa am yoo xam ne tamit xam nga say supporter bu ñu la ko wax motivé wul quoi parce que bu ñuy gëmloo ne que man xam nga xale yu jigéen ñi laa topp affaire yooyu gërëb ko xam nga mbër tamit gaañ damay toll foo xam nga dañuy ñëw xam nga da ngay gunge supporter bu jigéen sa dara yàqu te doo leen sëq dara xam nga la ngay ree ba tas quoi xam nga moom ay tolof la rek yoo xam ne bon day am quoi mais man vraiment xam nga man sama xol boo gaaw jël quoi xaw ma sax ñu doxaanee jigéen
mais ñuy war ci koñ bi ma dëkk di yàq sama der quoi dama góoba dara gëli laa topp quoi man gis démb wër na yàlla sama gars boobu tegul ak jigéen dama waxal ak moom du ma xam looy wax ak moom du ma xam parce que man gars dama judd rek gis mbër quoi gisuma leneen aw ma xol bëgg jigéen à part supporter yi may bëggee bu weesoo loolu billaay xoolal mais doxaan sax mënu ma ko man su ma doon doxaan jigéen xam laa ko wax vraiment sa cumukaay neex na ma sa démarche kon ni ngay xamam jaabee moo ma neex quoi xoolal ni ngay tàccoo stade moo may saf xoolal booy dugg si dama jàppale ba solee sama bay yooyu laa mën a wax quoi mais bu doo yónoo ay sa xol yi ànd sargal ko bu baax a baax kooku di Kouthia nag dafa nekk Kouthia koo xam ne léegi nee na des nga kii la bokk des nga diine la tax mu wax ko nag moom moo ko xam parce que xam nga dafa am ay xarit yoo xam ne ay xarit yu baax ndeysaan ku ci mel ni sëñ Mbaye si bii passé yaa ngi dégg ni mu ko doon sargale di ko ziar di ko bégloo loolu nag macha allah te du moom rek mu bari ñu baax ñoo xam ne dañuy bàyyi xel Kouthia dem naa ci sëriñ Abou mu sëñ Fallou ndeysaan dafa kontaan ci Kouthia ñaanal ko ñaan yu fort kon nag Kouthia lu baax loolu ngay def ñu baax ñooñu di ci gis seen bopp yàlla la ko yàlla suturaale non seulement manière bi mu ciy boole waaw Kouthia mën na dugg ci est-ce que dugg nga bureau armoire la ama ci barigo diwtiir lay génn léegi taxaw def lu muy def lu ko neex yooyu muy defal doomu aadama yi ñuy bëgg ñi ne ci prison yi ñi ne ci hôpitaux yi yooyu c'est hyper important di faj ay malade nag ndeysaan waaw noonu la baaxee te noonu la goree aussi ndeysaan waaw moom gisee dans la rue nag torop doo ko ñemee approché ci yooyu gaaw dëgg la donc def liggéeyam professionnellement su fa jógee nag demel di woon moom donc Kouthia ñu ngi koy remercier te gërëm bu baax a baax a baax a baax borom Daara Jolof sargal naa la baax a baax ànd ak yéen ci li nga xam ne moo di statistique dañuy desandi rek ci drapeau bi nga xam ne moo di drapeau Nafissatou Diop mu di diggante Forza ak nga xam ne moo di Khadim Ndiaye numéro 2 nga xam ne nag Mandela Wrestling Production ñoom ñoo ko tëgg ànd ak yéen ci statistique dellu si waat ak yéen. salaamaaleykum mbokku téléspectateur u TFM ak soppey Oeil du Tigre man Iba Kane bu sunu lam maa ñëwaat ak yéen di leen defal statistique ci combat buy dox ci diggante Forza ak Khadim Ndiaye 2 Forza ñëpp xam nañ ne écurie Fass la nekk Khadim Ndiaye 2 nekk écurie Thiaroye-sur-Mer combat la boo xam ne waa Mandela Wrestling Production ñoo ko tëgg te ki ko jiite mooy Mbaye Fall Forza nag palmarèsam nii la tëddee Forza 4 victoires la am pour ñaari défaite Forza ñan la daan Forza dafa daan Djilor daan mitrailleuse mooy deuxième victoire am si la jëlee Modou Awa daan ko mujjee daan Ablaye Wade donc yooyu mooy 4 victoires yi nga xam ne Forza bu nekk écurie Fass am na ko Forza tamit am na ñaari défaite ñan ñoo daan Forza Pakala moo ko njëkk a daan ki ko mujjee daan mooy Jordan bi nga xam ne tey Tay Shinga la nekk mu ngi ko daane woon stade Demba Diop donc palmarèsu Forza nii la tëddee 4 victoires 2 défaites léegi ñu ñëw si Khadim Ndiaye 2 bi nga xam ne mooy adversaire am Khadim Ndiaye 2 am na 9 victoires pour 4 défaites ñan ñoo Khadim Ndiaye 2 ñii la daan Khadim Ndiaye 2 daan na Zal Faye daan na Mbaye Jonn daan na Zos bi nekk tey Dóor Dóoraat daan na Malal Ndiaye daan na Moussa Dioum daan na Siley Dop daan na Rog Mbalax daan na Ousa Sow Gambien la mujjee daan donc yooyu mooy 9 victoires yi nga xam ne Khadim Ndiaye 2 am na ko boo xool si 9 victoires yooyu Khadim Ndiaye 2 mën nañu wax ne ay ndaanaan rek la daan parce que boo naanee ku mel ni Gambien daan ku mel ni Malal Ndiaye daan ku mel ni Ousa Sow daan ku mel ni Siley Dop donc Khadim Ndiaye il faut le prendre très au sérieux mais am na si carrière am na si 4 défaites yi nii la tëddee Gris Bordeaux moo ko daan Cech daan na ko Abdou Diouf daan na ko ki ko mujjee daan mooy Malick Niang donc yi nii la palmarèsu Khadim Ndiaye 2 tëddee 9 victoires pour 4 défaites Forza bi nekk écurie Fass 4 victoires pour 2 défaites tey lii laa leen andiloon ci statistiques yi maa ngi leen di jox vendredi prochain bu soobee yàlla. jaajëfal ko bu baax a baax Iba Kane Diallo Tukulóor àndoon ak moom ci li nga xam ne moo di statistique ci diggante li nga xam ne rek moom moo di Khadim Ndiaye ak Forza mais dama lay fàttali rek Moustapha bu Sénégalais yi fàttali Khadim Ndiaye numéro 2 ki nga xam ne moo di Juan bu Espagne keroog bi mu ñëwee Sénégal di bëre ci Khadim Ndiaye la njëkk a jaar ci moom la jàngee bëre. je me rappelle au stade Demba Diop. ñu bëri woon benn combat lutte simple. waaw Juan daan ko. waaw combat bu rëy sax waaw c'est vrai waaw combat bu rëy. lan moo des. li des moom mooy ñu demal ñun ci yéenekaay yi kan moo ñu demal ci yéenekaay yi nag mooy suñu jongoma ji ñaawal ji nga xamante ne moom la ñuy wax madame Mati Dieng Carter mu demal ñu ci yéenekaay yi façon boo xamante ne bokkul ak yeneen façon yi nag.
jaa ngeen jëf ñu ñëw ak yéen ci yéenekaay bi di observateur moo ngay xamal ni kat ki nga xam ne moo di Zos moo ngi wax ki nga xam ne moo di Guy gi bis ba ndax moom Michelin astafurlah waxuma ko di samay kàddu moom Zos moo ko wax bis ba dina ko peeral ndax nag Michelin li ci baax mooy bu funkee yenn funki ñu peeral ko moom Zos moo koy wax de ci observateur ñëw ak yéen ci yéenekaay bi nga xam ne mooy sunu lamb champion bu mag ba di Mor Fadam mu ngi wax ci diggante ñaar ñi nga xam ne ñoo war a jàkkaarloo le 31 janvier diggante Modou Lo ak nga xam ne moo di Eumeu Sène nee na nag Eumeu Sène du koo xam ne dafay caaxaande waaye Modou Lo nag moom xëy na nag fii lay ñëwaatee nag en force et en puissance ci li nga xam ne moo di wàllu lamb ñëw ak yéen ba tey ci Gaston Production bi nga xam ne nag suba ndar naa amal tàkkusaan bu doy waar ci diggante Mame Balla ak Boy Bawal waaye nag Mame Balla moo ngay wax Boy Bawal li ngay wax bari na de waaye bu subaa dinaa la noppiloo ba tey ñu deseen ak yéen ci yéene kaay ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo di Tribune Sport mu ngi ñuy xamal li Balla Gaye 2014 dafa nekk ci moom at moo xam ne nag atum danger la maanaam saison de lutte bu dëgër lay doon ci moom wala nag mu nekk saison de lutte boo xam ne risque kese la ndax lu tax mu wax loolu moo di Bombardier mi nga xam ne nekkoon na fi roi des arènes dafa ñëwaat pour jël ci li nga xam ne mooy couronne bi du yomb benn yoon ci moom ci kim dul yomb dëgg nag moo di Aziz Ndiaye mi nga xam ne nag ci ay fan yu néew dina dajale ñi nga xam ne ñoo di seetkat yi ak spécialistes yi nga xam ne dañoo xam loolu wàllu lamb Aziz mbaaru dangaa waaru ba nar a dajale seetkat yi waaw dëgg la parce que nag li ñu maanaam reporter lamb ji dafa bari lool waaw dajale leen ba xam nag fan la ñuy mujjee ak ñoom waaye lu ci mënti am rek jàppal ni amateurs yi ñoo ngi xaar le 31 janvier ci diggante Modou Lo ak nga xam ne moo di Eumeu Sène waaj ba dafa yàgg ndax nag mat na at Aziz Ndiaye ñëw ak yéen ci ki nga xam ne rek moom moo di Fabrice Alouche moom nag di koo xam ne kàngam la ci wàllu boxe di nag nasaraan bi nee na Eumeu Sène mooy favori ci digganteem ak Modou Lo waaye nag Modou Lo ndaanaan loo xam ni kenn mënu koo natt kenn amul foo koy natt kon nag Alouche mooy wax loolu de du samay kàddu ba tey ñëw ak yéen ci li nga xam ne nag mooy tey jii la ñu nam nag jox ki nga xam ne moo di doomu Géejawaay bi di le roi des arènes ki nga xam ne nag moom mooy borom Casamance bu doyul ma la doomu ki nga xam ne nag moo di Double Less ñu nar ko nag sargal tey fii ci Grand Théâtre nga xam ne nag bu ñu jógee léegi ci L'Oeil du Tigre fa lañ jëm sargalaat ku baax a baax moom Balla Gaye naan ko Balla dawal waaye nag bul fàtte ni Bombardier ngeen dajal de ñu ngi koy waajal bu baax a baax ba àjjuma ak jàmm jaajëfal ko bu baax a baax wala nag àndoon ak yéen ci li nga xam ne moom moo nekkoon ci li ci yéenekaay ci li nga xam nag yéenekaay moom lañ xëy bind tey ci wàllu làmb gis nga nag kenn ko ci nekk ak fi nga génn émission bi jeex na de waaw émission baa ngi waaj a jeex donc mati jeexagul émission bi di ko jeexal mukk te félicité wuñu suñu nouveau directeur de la télévision Ndiaga Ndour suñu rakk suñu xarit pour wax ne rek ko loo doon taalibe mati doon sëriñam dëgg la ku nekk gis na ne nos jeunes frères Ndiaga Ndour a rampé de partout nag macha allah nekk ci ginnaaw magam nag li mu koy wax mu koy def dëgg la li mu koy tere mu koy bàyyi ba aujourd'hui ñu jël télévision bi teg ko ci loxoom teg nañ ko nag ci loxo ku miin nag dëgg la ndax miin na fi yàgg na fi xam na les coins et les recoins dëgg la da ko ci ñaanal mu am ci réussite bu mag fi mu fekkoon télévision bi mu yóbbu ko fu ko fuuf ba ñëpp am xol mu sedd am contentement félicitations encore mon jeune frère Ndiaga Ndour et dinañ la accompagner bu baax nag bu baax a baax toute l'équipe dinañ la accompagner parce que ñëpp min nañ la te ñëpp aussi seq ak ñoom li ñuy wax jàmm te jàmm nag ci li lépp xaj dëgg la jërëjëf jàmm ci la lépp xaj kon nag Nourou Wala Mergane ñu ngi lay féliciter di la delloo njukkal bu baax a baax xëy na bu doon màkk la ma ne ko kol gi da nga koo jëli waaye yàgg ngaa doon li nga xam ne moo di directeur u télé bi ndax nag ku xam Ndiaga xam ni ku bëgg télé bi la dama dégg keroog Assane Gueye ku bëgg direct jël na télé bi kon nag ñu ngi xaar bu baax a baax li nga xam ne rek mooy lii ñëw ci kanam waaye nag di la naan rek yan bi yàlla na oyof lool ci bopp bi Moustapha balaa ñu tëj rek damay sargal ki nga xam ne moo di Assane Abbas Ndoye waaw Ndoye Mali Maram dama koy sargal tey du ma bàyyi nga sargal ko man maa koy sargal parce que tellement que dama kontaan ci ñetti morceaux yi mu la defal nii déggal moo ngay aj loxo yi ba tey Emeraude Couture waaw maa ngi koy sargal te naan ko maa ngi xaar sama grand boobu mais man itam balaa may dem dinaa sargal parce que xam naa tey fi nga nar a tëjee dafa nar a neex moo tax tey dama lay bàyyi yow yaay tëj émission bi damay sargal ki nga xam ne moo di soxna Wali Kebe mu Serigne Bass Abdou Khadir moo jaar ci cuub bu baax bi xam nga ni lii moom mën a guma ko def ñaata kon nag moom moo fi jaar ak ki nga xam ne moo di Buur Sine Kumba Ndofène moo ñëw bu rafet Amadou Ndiaye moo des rek ci li nga xam ne moo di ngalam gi nga xam ne nag bu ku ko wax it ku ko waxul yëpp moom nga bëgg ak musóor bu yànj bi nga xam ne waa Lune Fall moo fi jaar sargalaat bu baax a baax waa Mandela Wrestling Production nga xam ne le 1er mars bii di ñëw ñoom nag ñooy bomb parce que nag nar nañoo def loo xam ne Moustapha stade ba dina neex de dafay xaw dina gëj événement bu am solo dinañ ci ñëw parce que lu ñuy gën di ñëw rek dinañ ci ñëw incha allah sargal nag ñu jàppoon ci liggéey bi yëpp jàttu yu Baye Fall ak nga xam ne moo di Mansour Gueye Vieux Diouf ñoom ñëpp waaye damay bàyyi tey sama nijaay tëj bu spécial
gàmmu Tiwaawan la ñuy tëjee. li nga xamante ne mooy émission L'Oeil du Tigre. gàmmu ji nañ nag lañ fa ñaan yëpp mati. yàlla ko yàlla sotti ci biir Sénégal ba pare doo ko lawal ci àdduna bi. amiin amiin. di njëkk a def suñu ziar ci le xalif général. Al Maktoum Cheikh Ahmed Tidiane. ndeysaan googu ci ruq bi njabootu sëñ Babacar gépp di nuyu nag suñu sëriñ nag. di ko ñaanal mu sut bàyyam fan. moom sëriñ Mouhamadul Mansour Sy Jamil ci ni ko rakkam yi toppee. ak ni mu ñu gàmmule sax ren dafa wuute. ndax nag bettuñu nag ndax bàyyam moo ne woon samay mbir bu ñëw rek dàq morom ma. dañ naan biye dàq. dañ naan biye dàq. et Mouhamadul Mansour Jamil nag. Sidi Jamil la bàyyam nag borom Faas. Sidi Jamil sëñ Babacar ay bàyyam. sëñ Babacar Cheikh Sidi Hadji Malick ay bàyyam. kon koy kii dafa coloré ci Cheikh Sidi Hadji Malick ba wàcc ci moom. dëgg la moo tax mu bëgg koo fentel way boo xamante ne. dafay jaadu ñu way ko nag. ci xol bi la jógee Mansour Sy Jamil. ndeysaan suñu wéeruwaay. yaay taawu Seydi Jamil. ndeysaan si gil nga lislaam bi. allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. ndeysaan jërëjëf kon nag sargal nañ ñëpp ñi nga xam ne ñu doon seetaan waa Guet Ardo ñoom itam sargal leen dëkku Cheikh Aldiouma Ba bi ñoom ñëpp sargal nañ leen ba àjjuma ak jàmm ci beneen émission L'Oeil du Tigre. BICIC Sénégal SA, banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Sénégal, moo leen doon may L'Oeil du Tigre.